asalaamaaleykum les téléspectateurs de Kajoor Actu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñëwaat ak yéen rek ci li nga xam ne mooy seen émission bi di compte à rebours ñu di ko amal fi nga xam ne moom mooy dans la ville de Thiès. ci veille élection yi ba fii ak élection yi di taxaw chaque jour rek ñu jël li nga xam ne moom mooy benn candidat wala bokk ñu jël représentant benn candidat tey nag bu ngeen gisee lii ci sama ginnaaw ngeen xam ne. Bon dañoo ñëw tey seet si benn coalition bii di République des valeurs ñu gën koo xam ci wolof réewum ngor nga xam ne ki ko jiite mooy Thierno Alassane Sall représentant tey nekk ki nga xam ne mooy ay Abdoulaye Diouk tey moom la ñu fas yéene jël tey moo nekk suñu invité ci seen émission bii di compte à rebours kon li ñuy def rek mooy bàyyi ko mu nuyoog askanu Thiès. maa ngi leen di fay waa Kajoor Actu di leen dalal jàmm di leen ubbil buntu suñu siège bi di siège RV la République des valeurs réewum ngor di kontaan ci seen ñëw fii parce que ci seen liggéey ngeen nekk. donc liggéey la bu am solo boo xam ne journalisme ci fii lañ koy xaar investigation ak résultat. jaajëf sëñ Abdoulaye Saliou Diouk ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax bëgg nañoo xam kan mooy Abdoulaye Saliou Diouk ak kan la doon ci coalition bii nga xam ne mooy République des valeurs ñu gën koo xam ci réewum ngor. waaw man maa ngi tudd Abdoulaye Saliou Diouk nekk membre ci parti bi ñuy wax République des valeurs réewum ngor bu Thierno Alassane Sall moo ànd ko ak moom ci année 2012 2013 ba nëga ni ñu ànd ci compagnonnage boo xam ne am na fu ñu nekkoon ensemble ba bi ñuy génn ber suñu daara muy nekk République des valeurs moo am ci nag taxawaay boo xam ne maay coordonnateur u cellule de communication bu République des valeurs à Thiès. En tant que coordinateur de la cellule de la communication de République des valeurs bu Thiès est-ce que mën nga ñoo rappeler République des valeurs kañ la sosu. waaw ñi ngi sos République des valeurs ginnaaw bu amee ay xew-xew yu amoon ci diggante président Thierno Alassane Sall fekk mu nekkoon ci nguur gi amoon fa taxawaay bu am solo waaw ba xew-xew boobu amee nag mu génn ci année 2017. bu mu génnee ba pare ci bi ñu tolloog mois d'octobre le 28 ci la sos parti bi ñuy wax République des valeurs maanaam le 28 octobre bi passé ci la ñu fêté suñu 4 ans kon parti bi am na ñeenti at bu baax léegi. kon mën nañ ne donc le 28 octobre 2017 ci la ñu sosoon li nga xam ne moom mooy parti bii di parti République des valeurs parti la wala coalition. parti politique la ndax ñu bëri dañuy jaawale di wax coalition waaye parti politique la légalement constitué naam ci échéance yi ñu jublu muy élection day am ñoo xam ne dañuy ñëw ànd kook ñun mais bu ñu ñëwee ñi ngi ñëw ànd ak ñun sous la bannière de la République des valeurs réewum ngor kon du coalition mais am nañu ay alliés waaw loolu lu mat a préciser la aussi. d'accord loolu ñu ngi la ci jaajëfal ci leeral yooyu parce que ñu bari dañu naan coalition réewum ngor ñii naan parti politique réewum ngor mais nag leeral yooyu am na ci solo léegi nag bëgg nañoo xam ndax li nga xam ne moom mooy réewum ngor man mën nañ ne ci Thiès ci lañ ëpp lu ñu koy dégg ci ki nga xam ne moom mooy Thierno Alassane Sall ñu bëgg a xam nag ndax parti bii di réewum ngor moom biir Thiès la yem rek wala am na ay li nga xam ne mooy ay candidat ci élection yi ci yeneen région yi fu ci mel ni région de Dakar ak yeneen région yi nekk ci biir Sénégal. waaw loolu boo ma ko laajee dinaa ci kontaan lool pour leeral ndax xam nga am na yu bëri yoo xam ne ay lëndëm la yu nit ñi xamul
mais fii réew mi ñu ci bëri ci ay rumeur la ñuy dox ak loo xam ne xamuñu ko mais ku xam la République des valeurs muy réewum ngor biñ koy sos président Thierno Sall daf ko àndoon ak ay patriotes yoo xam ne ñoo bokk lu ñu gëm bokk jikko bokk lu ñu yaakaar kon du moom rek ba mu nekkulee moom rek mooy wone ne réewum ngor dafa tasaaroo ci réew mi dafa tasaaroo ba génn même réew mi parce que boo demee ci bitim réew diaspora bi am na fa ñoo xam ne ay membres réewum ngor lañ c'est des membres de la République des valeurs kon waxuma la réew mi mais génn na ba bitim réew ñu am fa ay militants yoo xam ne ñi ngi ci parti bi ñi ngi dox seen wàll ci biir parti donc li nga xam ne moom mooy réewum ngor yematul sax au niveau national mais dem na léegi ba au niveau international ci diaspora bi ñi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur waaw ñu bëggoon xam ba tey ci question bi ndax am ngeen ay candidats ci yeneen régions yi. waaw loolu tamit dama ciy sawar ci tontu ndax ñi ngi jóge ci dépôt ay candidature am naa ci taxawaay boo xam ne ci biir loolu man mandataire départemental la kon bu dee département ça veut dire que kon département bi am nañ fa ay candidats bu weesoo loolu aussi biir réew mi am nañ fi ay candidats ba Bambali ku ne xam na fa mu ne. am nañ fa waaw dëkk sa ba Sadio Mané am nañ fa candidat kon mbirum réew mi la yëpp la wër waaw naam kenn mënul nekk fépp mais wër nañu réew mi fu ne am nañ fa ñoo xam ne samp nañ leen tey waaw kon am nañu ay candidats ci biir réew mi biir région bi ak biir réew mi. jaajëf ci réponse boobu kon daal li nga xam ne mooy réewum ngor am na ay candidats fépp ci biir Sénégal tey réewum ngor bu ñu doon natt doole ji tey fu mu toll ndax mën nañ ne coalition bu bees la wala boog parti bu bees la wala boog bi ñu ko sosee naam def na ay at waaye ñi ko xam ci Sénégal bariwul parce que mën nañ ne doo dégg ñu di ko tudd ni ñuy tuddee yeneen parti yi nekk ci biir réew mi moom dooleem fan ngeen ko mën a natt fi mu ne. waaw xam nga liñ naan saabu du fóot boppam waaye ñi nga xam ne nekk nañu ci réew mi nekk biir Thiès surtout yaakaar naa ne mën nañoo natt soriwaayu sunu parti tey naam at yi bariwul ñeenti at la waaye taxawaay bi romb na at yi ndax boo demee ci tegtal bu mel ne Thiès boo jëlee zone yi nga xam ne ñoo composé commune Thiès yi muy zone est zone nord ak zone ouest bu ci ne am na coordination bu République des valeurs te coordination bu nekk mën naa la wax kenn ku ci ne ki ko jiite. boo demee nord Massamba Diop moom mooy ki nga xam ne mooy coordinateur u zone nord nga dem zone ouest Abdou Kassé mooy coordonnateur zone ouest nga ñëw est Abou Ba moom mooy coordonnateur zone est kon liggéey bi yaatu na li ma naan mënoo wax ne yaa ngi fépp mais yaatu nañ ci biir Thiès yaatuwaay boo xam ne benn parti mënuñu ko wax ne gën nañuy rëy liggéey ci biir Thiès waaw. jaajëf kon daal jàpp ngeen ne mën ngeen a gagné li nga xam ne da ngeen di gagné li nga xam ne moom mooy la ville de Thiès mais ak la ville de Thiès ak coalition yu mag yi fi nekk nga lu ci mel ni Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ay coalition yoo xam ne yàgg nañ fi tamit ñëwaat amaat beneen doole biir Thiès ndax li nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar ak coalition bii di réew mi dañoo boolewaat seen doole ñooñu ndax ngeen yaakaar ne mën ngeen leen a door biir Thiès. am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax te am ci kóolute aussi ndax mbir mi du lu ñuy def maanaam li tubaab di wax addition ndax boo seetee ñooñu nga fi tudd yëpp naam ay parti yu mag lañu mais
am nañu ay xew-xew yoo xam ne traversé na leen boobaak léegi ba fañ leen doon natt tey boo leen fa nattee doo leen fa fekk te ñu nit boobaak léegi dañoo takk suñu ngemb dugg ci géew bi di xare boobaak léegi tooguñu kon ñu ngi liggéey boo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu paree élection dinañ teg dëkk bi ci suñuy loxo am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. lan la parti bii di Réewum Ngor lan la def biir Thiès loo xam ne Thiès waaye nawe nañ ko ba mu xalaat ne moom la ñu gëm. waaw loolu aussi lu am solo la question la boo xam ne sawar naa ci ndax kii nga xam ne moom lañ ko àndal muy président Thierno Alassane Sall musul toog jàpp njàmburam di seetaan bi muy nekk aux affaires benn nga ni amul benn jamono boo xam ne jëlul tànkam dugg biir Thiès ruq bu mu sori teg na fa tànkam wax ak nit ñi xam seeni jafe-jafe wut ay saafara di ci teg te du wax rek ndax ay jëf la ñuy wone président bi mu wëree Thiès ba xam exactement lan mooy problème mu Thiès waay ndax proximité mooy tax nga xam say administré mooy tax nga xam sa population te ci moom loolu lay dox ba nëga ni saa yu duggee Thiès mi ngi dem ci quartier yi lu quartier sori amul benn quartier booy def fii Thiès boo xam ne mosu fa teg tànkam te loolu moo lay won ne moo lay jox lecture situation dëkk bi waaw boo demee ci quartier yi nga xam ne ñoo gën a sori ci Thiès fu mel ne route de Dakar 2 Fayu wala fu mel ne Cité Senghor wala ci gannaaw boori R100 yooyu yëpp fu ci ne dem na fa ba xam la fa ne yamul ci xam la fa ne mais wul na ay saafara yoo xam ne apporté na ko fa mooy ci côté jigéen ñi maanaam boo jëlee côté jigéen ñi xam na ne jigéen ñi seeni jafe-jafe moo ëpp ndax jigéen dafa am rôle bu am importance bu muy jouer ci famille boo demee hôpital jigéen ñi ñoo yóbbu xale yi boo demee école jigéen ñi nga fay fekk kër yi itam jigéen ñoo fa ne donc mu xool ne ndimbal bi ëpp foofu la ko war a yóbbu ñu organiser femmes yi dafa leen mutuelle yoo xam ne tudde ko ay leget ne boo jëloon sa micro nga dem dugg ci quartier Thiès yi foofu dem di nga fa fekk legetu Thierno Alassane Sall leget yooyu ci la jigéen ñi liggéey bu mucc ayib ndax ay jigéen ñu am fayda am fulla lañ ko dénk ñu organiser ni mbooloo di ca liggéey somme yi ñu leen doon jox naam bariwul mais liggéey nañ ko tey ba mu nekk ay millions boo demee zone est zone ouest zone nord boo demee ci seeni leget tey ay millions lañ lay wax yoo xam ne ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp. loolu kañ la ko Thierno Alassane commencé bi muy nekk APR wala bi mu beroo. booba la ko commencé woon xaarul beru parce que moom li ko soxal mooy askan wi kon askan wi jaar-jaaru Thierno Alassane Sall boo ko seetee moom xaarul ba féete fenn pour xeex pour askan wi ba muy nekk un homme boo xam ne duggul ci politique sax mi ngi xeex pour askan wi foofu dama lay jox exemple problème mu ASECNA bi ASECNA amee jafe-jafe ñu bëgg a jël suuf yi wër aéroport bi moom moo takk diggam taxaw jàkkaarloog état lu ne mënoon ko ci fekk affecté nañ ko fi sax Comore génne ko réew mi mu sori fameem fare dëkk bi mais jaraloon na ko suuf soosu da koo xeex ba ñu bàyyi ko kon loolu mooy firndeel ne moom xaarul ay station pour jàppale askan wi kon boobu bi ñu ko tàmbalee boobu yàgg lañ ko dem bi ñu beroo nag dañ ko gën a firndeel tax li ngay xam ne yow yaa ko sos doo ko bàyyi kon leget yi boo demee ci koñ yi ñu ngi koy doxal normalement yamu ci foofu nag ndax côté boobu côté jigéen ñi la rek mais boo demee ci fi nga xam ne li ñuy wax éducation nga xam ne domaine de compétence la boo xam ne c'est décentralisé normalement suñu maire yeeg suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci localité yi ñoo ko war a gérer
def na ci jéego yu rëy ndax dajal na fi ay professeurs yu xarañ jox leen alalam ñu confectionné ay téere yu am solo yoo xam ne ay fascicules en maths en PC en philo français mu jël ko financé ko jox ko ndongo daara yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée yi te war a def baccalauréat boo demee fu mel ne lycée Malick di nga fa fekk fascicules yooyu nga dem lycée Jules Sagna di nga fa fekk fascicules yooyu nga dem lycée Amary Ndack di nga ko fa fekk lycée Fayou Bale di nga ko fa fekk loolu firndeel na ne moom mi ngi ci jafe-jafe population bi yamu ci foofu ci élèves yi parce que at bu jot fii ci suñu siège bi dañ fiy woo ay professeurs ñuy def ay cours en ligne saa ñu tolloo ci préparation baccalauréat dañ leen fi woo ñuy ñëw di def ay cours en ligne pour élèves non seulement yu Thiès mais képp koo xam nga nekk nga ci Sénégal boo connecté woo di nga mën a bénéficier de ces cours là. ah loolu defe naa ne du lu tuuti donc loolu ay exemple la yoo xam ne mën naa ci sooxaat encore ci yeneen ak yeneen yoo xam ne def na ko ci dëkk bi te xaarul nekk un élu. boo demee buntu hôpital régional garage ba fa nekk nga xam ne ay chauffeur clando ay apprenti ay raxaskatu oto ñoo fa nekk mu nekk monde bu rëy ñuy jànkonteeg bu ñu soxlaa dem toilette dañuy dem ci kër yi wala ñu dem ci ginnaaw mur yi di ko fa def moom moo seetlu loolu bi ñuy waxtaanee kook moom mu tabaxal leen ay toilettes xaaru ci autorité xaaru ci kenn. boo demee zone nord poste de santé bu Ngent dañ ko réfectionné defar ko ba mu nekkat dañu bëgge woon te loolu aussi waa RV ñoo ko def République des valeurs kon kooku bu la nee ëllëg boo ma joxee dëkk bi ma liggéey ko war nga ko gëm ndax nit yaakaar naa ci ay jëfam nga koy jugé mais non pas ci li muy wax waaw te liñ fi gis ci dëkk bi mooy daanaka ay wax moo ëpp ci li ñuy def man Fayu laa dëkk maa ngi fa dëkk depuis 13 ans 2008 laa fa dem musuma gis oto mbalit dugg fa ramassé bu dul ne ci fan yi ngay toog oto mbalit di klaxonné pour dugg foofu ne day jël mbalit kon lan moo ko waral échéance yi ñu jëm moom la ñuy naxee nit ñi di dugal ay oto mbalit foo xam ne daaw fa dem donc ça veut dire que échéance yi bu jàllee loolu tag loolu du liggéey da nga koy def te yàlla tax nga def ko ngir ñi nga xam ne ñoo tax ñu teg la fi yow administration nga am nga ay administré yoo xam ne dañ laa voteel pour nga jox la feuille de route boobu ci nga war a taxaw ci seen i mbalit yu ñu war a tuur ci seen voirie boo xam ne dañ ko war a defar fan yi boo génnee ci dëkk bi dafa mel ne chantier tali boo dem ñi ngi koy dagg di ko gas ak mais loolu du lu ñuy def rek veille élection devoir la boo xam ne biñ leen fi tegee ci loolu lañ leen doon xaar mais bu fekkee dañuy xaar bañ ne suba la élection ñi woon nit ñi ne ñu ngi defar wala ñu génnee nit ñi ñuy bale mais kooku boo demee ci yeneen dëkk yi nga xam ne yàlla may na leen xarañ travaux d'utilité communautaire lañ ko tuddee dafay nekk lu ñu war def tout le temps bu tali yàqoo dañoo war a dem léegi envoyé fa une équipe ñu defar ko duñ ci xaar élection duñ ci xaar parce que looloo tax ñu nekk ñun nag malheureusement à Thiès jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel mooy ñi fi nekk xam naa yàgg moo leen tax ñu nasax yàgg nañ fi ba lu leen neex ñu def bon buñ leen saa ñu leen dénkee ñu defee nu mu leen neexee ñu dénkaat leen ñu defee nu mu leen neexee ba léegi nag yaakaar naa ne luy jot na te li jot mooy suñu dëkk bi ñu teg ko ci loxo yu set loxo yoo xam ne bëgg nañu dëkk bi bëgg nañ defar dëkk bi am nañu projet pour suñu jeunesse am nañu projet pour Thiessois te Thierno Alassane Sall am na projet pour la ville de Thiès pour la commune de Thiès kon loolu yaakaar naa ne ci firnde yi ñu wax nii ku ci xool war ngaa mën a xam ne c'est le meilleur candidat
jërëjëf ci leeral yooyu kon daal mën nañ ne bon Thierno Alassane Sall waa Thiès xam nañu ko daal. waaw naam mu ngi féete Dakar. nag ñu bëri ci Thiès waay dañ naan xamuñu Thierno Alassane Sall parce que moom Dakar la féete. ndax moom mu ngi ñëw comme def yooyu tamit ndax mu ngi ñëw di dox ak tànkam di duggante ak li nga xam ne mooy askan wi. parce que sénégalais kat am nañ yor nañ mentalité boo xam ne nit ki pour ñu jëflante ak moom fokk ñu miin ko physiquement di ko gis à chaque fois ci seen kanam. waaw loolu aussi vraiment lu question bu am solo la mais question bu may mettre à l'aise la aussi parce que Thierno ku ko xam yàgg nañoo gis ay ministre yoo xam ne Thiès la ñu cosaanoo mën nañ leen a lim bari nañ fi mais kenn ci ñoom gisuma ko mu gën a présent Thiès Thierno Alassane Sall à Thiès Thierno bi muy nekk même ministre su amee temps libre mi ngi Thiès su ñëwee du pour noppalu mais pour soldalam la dugg ci askan bi wax ak ñoom seet nu ñu demee xam seeni jafe-jafe taxaw ci yaakaar naa diggante bi mu fi gérer ministère des infrastructures ak ministère de l'énergie Thiès gis na ci boppam bu baax a baax ndax man li ma lay wax ay tegtal yu wóor la loo xam ne dañ ciy teg baaraam boo demee fu mel ne Dakar 2 route de Dakar 2 fayu ay quartiers yoo xam ne la yu bees jamono yooyu courant jafe na fa ndox jafe na fa mais mën naa wax ne adduction d'eau li mu ci def route de Dakar 2 courant fayu route de Dakar 2 Darou Salam partout def na fa yoo xam ne ba léegi nit ñi ñu ngi ci teg seen bët kon nit la koo xam ne toogul Dakar mais nit ñi aussi rumeur la comme li may wax dañ la wax ne Thierno xamuñu ko bon mais Thierno c'est le ministre le plus présent à Thiès durant son magistère chaque fois bu amee repos mi ngi Thiès bu nekkul mission liggéeyul mi ngi Thiès te bu duggee Thiès sol na dàllam dugg ci nit ñi wax ak ñoom xam seeni jafe-jafe wut ay saafara indi ci fayu man bi ma fay dëkk en 2008 poste courant bi nekk ci buntu lycée bi dafa amoon jafe-jafe ba nga xam ne population fayu yi boo leen laajee dinañ seede li may wax mënoo woon na alimenter sa frigo bu guddee lampe néon boo ko taalul avant timis bu la ñeneen ñi jëkkee taal du tàkk biñ ko waxtaanee ak moom mu ne problème bi du problème extension problème de mise à niveau la d'abord il faut régler le problème poste courant bi régler ko non seulement mais defaat beneen poste courant ci pël ga biir fay boo demee am na fu ñuy wax pël ga foofu la ko defaat beneen daal di créer extension ba F9 côté yooyu yëpp dafa def extension courant bi dugg nit ñi commencé vraiment am jàmm ci éclairage public parce que côté boobu aussi àll la woon ñu ngi doon jànkoonteeg ay yu xaw a doy waar guddi gi donc loolu saafara la boo xam ne indi na ko foofu adduction d'eau bi aussi def na ci lu bare ay jéego ba nit ñi am ci vraiment ay résultats. mais boobu gis nañ ne loolu c'était normal parce que boobu moo nekkoon ministre de l'énergie c'était normal mu defar li nga xam ne moom mooy goxam fi nga xam ne fi lay yeewoo fii ci Thiès. waaw xam nga nit ñi moom kenn ku ne li la war mën nga ko def comme mën nga ko bañ a def bu kenn ku nekk defoon li la war rek réew mi jaar ci yoon moom loolu daf ko defoon warugar moo tax mu def mais selon ses moyens aussi xaarul rek li nga xam ne état boo ko jox parce que financement yi ma la wax nii léegi xaalisu boppam la du alal ju mu jële fenn alalu boppam lay jël di ko jox jigéen ñi muy organiser wu en leget di liggéey kon kooku xaarul am ci état wala ko ñàkk am ci état mais ñu ngi xalaat parce que xalaat dafa am solo ci doomu aadama nit ki boo amee xalaat boobu ngay doog a taxawal nag mu jëmmal ko pour mën a def li nga bëgg
te loolu Thierno yàlla may na ko ci xarañ boo xam ne buñ ko joxee mairie bi dinañ gis changement bi ñuy xaar. waaw jërëjëf ci leeral yooyu noonu ci li nga xam ne moom la Thierno Alassane Sall def ci ville de Thiès ak tamit li muy duggante ak askanu Thiès yaakaar naa loolu leer na nañ bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy Thierno Alassane Sall ku ko xamoon nga ko ci Benno Bokk Yaakaar ci APR ba mu nekkoon ministre de l'électricité au ministère de l'électricité foofu la nekkoon. ministre de l'énergie. waaw ministre de l'énergie du moins. ñu toog ba ay jëmmi jamono Thierno Alassane Sall quitté li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar léegi ñu bëgg a xam ñu bëgg nga indil ñu ci ay leeral loolu lan moo ko waral ndax Thierno Alassane Sall dafa am problème ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall wala moom dafa sentir beru rek démissionner pour ber daaraam. waaw question très importante loolu mbir mu jaral leeral la xam naa dañ koy leeralaat sax ndax yaakaar naa ne wax nañ ci waxaat ci mu bind ci livre le protocole de l'Élysée leeral na ci lu bëree bëri. waaye dafa am ñoo xam ne mënuñoo lire. waaw tey ñi mënul lire livre bi. xamuñu tamit lu xew. te ba léegi am na ñi nga xam ne ñoom xamuñu lu xew. waaw xam nga nit ki bala nga koo xam nga xam ay jaar-jaaram ndax Thierno dafa am jaar-jaar politique mën naa wax ne lu dikk ci moom la mais du woon un homme politique au départ moom ASECNA la nekkoon di ko gérer. mais bi muy nekk ASECNA vraiment nekk fa représentant ASECNA au Sénégal di fa def liggéey bu mucc ayib ba jëmmi jamono problème mu terre yooyu wër aéroport soxal gouvernement bi ñu bëgg koo récupérer mu taxaw jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog état yombul kon c'était la première fois mu jël risque boobu taxaw jàkkaarloog nguuru Ablaye Wade te ku xam nguuru Ablaye Wade xam ne doole ji mu amoon mën nañu fagaagal ku leen neex mais mu jàkkaarloog ñoom en particulier Farba Senghor ñu jàmmaarloo bu doy war lu ne mënoon ci xew mu taxaw fa mu taxaw ndax la mu doon défendre intérêt réew mi la parce que terre yooyu sécurité aérienne la mu ne la sécurité nit ñi moo ko gënal ñuy séddoo ay suuf parce que bu d'accordoon mënoon na ci am pourtant mënoon na ci am ndax nguuru noonu lay demee mais askan wi moo ko gënal loolu mu bañ mu jaral ko lu nekk nag mais ñu génne ko réew mi yóbbu ko Comore boobu mooy premier acte. Deuxième acte bi mën naa la wax ne sax ci jàmmaarloo boobu ci la digganteem ak Macky Sall feeñ ndax Macky boobu premier ministre la te boobu moom it ku dëggula woon jamono yooyu ci yu mel noonu parce que daf ko jox raison ne Thierno moo am raison donc seen diggante leer donc bi mu demee moom tam ba am jafe-jafe ak Wade ci la yoon woowu ubbeeku ñu ànd xeex ndax gëm seen réew gëm seen askan ci principe yooyu la ñu àndee sos APR donc bi ñu ñëwee APR aussi du dugg APR rek mooy tax mu changer jikko ba mu amoon ndax Thierno ku ko xam ne homme de principe la c'est un homme intègre mais c'est un homme de principe am lu mu gëm ñu bokk lu ñu gëm dugg ànd mu gérer fi ARTP bu mu fa ñëwee fekk na fa ay jafe-jafe lu mel ne ay contrat yoo xam ne signé woon nañ ko ak ay nit jox leen xaalis te li ñu leen santoon defuñ ci dara mu song leen traîner leen devant la justice bon finalement ñu jële ko ARTP def ko ministre mais ARTP boobu aussi beneen combat mëne na ko fa mooy bi mu ñëwee te salaire bi mu fekk ko à 15 ba 16 millions dafa bind président ne ko salaire lii waxuñu woon loolu dañ ne woon directeur de société yi 5 millions lañ leen di fay nañ ko dindi
c'est le seul Sénégalais bu mës a def loolu wàññil sama salaire yokkal lañ daan dégg mais wàññil sama salaire de 15 à 5 millions moom c'est le premier et c'est le seul donc combat boobu mënee na ko foofu ba gagné ko bi mu jógee foofu aussi ñëw en tant que ministre des infrastructures bu mu ñëwee am na lu ñu waxoon bi ñuy laata ñëw ci gouvernement bi ci affaire autoroute à péage bi ne duñu signé waat le contrat mu bañ mais dañu waxoon ne duñ ko signé donc moom tam du ko signé donc du bañal bi mu bañal Macky du loo xam ne dafa tëb rek def ko mais c'est une logique bi mu jógee foofu nag ñëw énergie problème contrat pétrolier yi dugg si foofu tamit ay principe la ak loo xam ne dafay njëriñu askan bi parce que contrat yoo xam ne ku ne xam ne niñ ko classé woon Total 5e place nga ne nañ ko signer le contrat mais mu ne leen lii mënta ne biñ ci d'accordulee aussi mu jël défense u askan wi parce que bu signé woon gëmm it kenn du xam bu signé woon it am na loo xam ne mën na ko am ci contrat boobu mais loolu gënalu ko li ko gënal mooy ngorom mooy askanu Sénégal gis ci seen bopp donc mu démissionné looloo ko tax a ber daaraam ou créer la République des valeurs sénégalais yi mel ne moom te am valeur yooyu muy woote ànd kook moom des sénégalais d'ici et d'ailleurs moom laa doon wax sànq ne am na sénégalais yoo xam ne ñi ngi ci biir réew mi am na ñoo xam ne ñi ngi biti réew mais ñoo ànd tabax parti bi tudde ko réewum ngor ànd kook moom loolu moo indi tàggalikoo bi yaakaar naa mën nañ ci soolu bëree bëri mais en résumé noonu la demee jaajëf ci leeral yi dégg nañ leeral yi bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy diggante Thierno Alassane Sall ak président Macky Sall génnam kon yaakaar naa loolu leer na ci nopp askan yi léegi ki nga xam ne moom mooy Thierno Alassane Sall ber na daaraam ji di réewum ngor sampo nag doon ab candidat ci élection locale fii ci mairie bu Thiès te bu ñu jógee ci élection locale yi tamit dañuy dëgmal li nga xam ne moom mooy élection présidentielle 2024 ndax yéen da ngeen di yem ci li nga xam ne mooy élection locale pour téye ville de Thiès wala da ngeen di sampaat li nga xam ne mooy seen candidature ci élection présidentielle 2024. incha allah élection yamul ci élection locale yi rek élection locale yi moo ubbi buntu yi ñu duggee ci élection bi ñu créé suñu parti ak léegi mais comme ci moom la ñu tàmbalee moom la ñuy tàmbalee buñ ci paree législative ak présidentielle ñoo ci topp bu soobee yàlla yooyu itam dañ ciy sumb dugg ci incha allah élection législative élection présidentielle yëpp la république des valeurs mi ngi pare pour dugg ci géew bi. jaajëf kon daal yéen a ngi ci élection yëpp bàyyiwu leen benn mais fi mu ne nii daal mën nañ leen local yi moo taxaw ville de Thiès moo leen ñor ci jamono ji léegi ñu bëgg a xam seen ambition ci ville de Thiès projet yi nga xam ne moo ngi ci seen bopp nga xam ne bu ngeen faloo rek moom ngeen di daal di taxawu pour saafara ko ci Thiès yan la. waaw incha allah parce que projet bi nga xam ne moom la ñu amal commune ville de Thiès kooku programme la boo xam ne tënk nañ ko te bu campagne ubbee moom la ñuy dérouler kon wax ko fii day xaw a doy waar mënuñu ko génne fii mais li ñu leen mën a xamal mooy Thiès kenn gënu ko bëgg Thierno Alassane Sall yàqu-yàqu yi fi am jafe-jafe yi fi am ñun ñoo koy dundandoo moom da koy dund ñun dañ koy dund te xam na yoon mu war a jaar pour safara ko ndax ci fi mu féete ci jàpp mi ngi jàpp foofu en attendant maintenant Thiessois yi apporter le changement qu'il faut parce que changement moom la Thiessois yi di xaar fi mu ne ñiñ koy jox boobaak léegi yàgg na te niñ ko bëggee defewuñ ko noonu kon jot na ci ñu jël Thiès jox ko Thierno Alassane Sall mu teg ko ci raay boo xam ne yoon wu jub la boo xam ne bu mucc ayib pour ñu egg fi nga xam ne foofu lañ jëm
élection yi di ñëw foofu la ñuy xaar Thiessois yaakaar naa ne Thiessois yëpp tey xam nañ li xew ñi bëgg dëkk bi xam nañ leen ñii mbubboo dëkk bi xam nañ leen Thierno nag bëgg dëkk bi ak liggéey dëkk bi moo ko tax a jóg loolu ci à partir de ce fait là la ñu bâtir un programme boo xam ne buñ ko expliquer Thiessois yi dañ ci ànd ak ñun pour fal ko ci élection yi. waa jaajëf ci leeral yooyu xam naa ne sax liñ ñu jagleeloon ci waxtu ci temps léegi mu jeex sa kàddu yu mujj li nga xam ne rek moom ngay dénk askanu Thiès. waaw waa Thiès suñuy mbokk suñuy xarit suñuy dëkkandoo ñun amuñu lu ëpp Thiès ndax tey yaakaar naa buñ ne woon kaay leen ñu taal dëkk bi ñun duñ ci bokk ndax fii lañu amuñu feneen. kon lépp luy defar dëkk bi lépp luy jëmale dëkk bi kanam ci loolu la ñuy xalaat suba ak ngoon ci loolu la ñuy dox suba ak ngoon mais li ko lal nag mooy ngor moo tax suñu parti bi ñu tudde ko réewum ngor mooy li nga xam ne mooy dajale ay doomu aadama pour ñëpp gis ci seen bopp mais bu ngoree di duggee rek am nañuy féetewoo mbir mi bàyyi ña ca des kon li may woo Thiessois yi mu Thiessois yi yeewoo Thiès ak ñi nga xam ne ñi ngi ci àll bi bu élection yi jotee ba ñu ñëw nañu jël seen carte jox ko Thierno Alassane. changement bi nga xam ne moom la ñuy xaar rupture yi nga xam ne moom la ñu bëgg ci suñu dëkk bi dina ko def ñu teg ci suñu bët parce que nit ki doo ko juger ci ay wax mais ci ay jëf nga koy ku jël nag Thierno Alassane Sall méngale ay jëfam ak ay waxam benn lay doon. maa ngi fàttaliku rek bi muy dédicacé livre am bi opposition bi ñu ñëwee kenn ku ci ne témoignage bu rafet nga def ci moom nee nañ ko bu ñu la xamaloon lenn ci lu ñaaw doo fanaan sa kër ndax ni mbir mi demee kon ku mel noonu mais kuy wër góor ba dajeeg moom di nga taxaw kon suñu dëkk bi nañu takku taxaw te bañ a dégg yi nga xam ne daf ñuy divertissement weesuwul ñu naan la dañ lay jox xaalis ak parce que lay jox xaalis mais am na lu mu bëgg day investir pour ëllëg mu def lu ko neex mais kiy ñëw di la wax li gën ci yow bu ngeen àndee àndu góor ngeen di ànd ba bu ëllëgee li nga bëgg mën na la ko defal nga teg ci sa bët ngeen ànd ku ci ne jëriñu kon ci loolu lay woo Thiessois yi que ñu xam ne suñu dëkk bi jot nañu jël ko teg ko ci loxo Thierno Alassane Sall mu doxalal ñu jërëjëf. ñuy sant nag vraiment waa Kajoor Actu ci seen taxawaay parce que fii la ñuy xaar presse dafa war a def liggéeyu investigation nii ngeen jógee ñëw fekk si ñu suñu siège waxtaan ak ñun loolu la ñuy xaar ci presse bi yëpp ñi ko mënul it bu ñu wooyee ñun dinañ am oyofu dem fekki leen waxtaan ak ñoom parce que affaire bi il faut que mu leer ci bopp nit ñi waaw kon di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sa équipe technique bi aussi ñoom itam jaajëfal soxna Bintu moom vraiment moom itam ñu ngi koy beral ngërëm di leen remercier bu baax a baax. waa yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne mooy disponibilité bi di leen jaajëfal sama techniciens yi Aliou ak Abdou Bintou di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier nos amis internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan Kajoor Actu à travers toutes les plateformes digitales muy YouTube Facebook Instagram TikTok plateforme yooyu yëpp Kajoor Actu mu ngi ci fépp foo kii rek da ngay def Kajoor Actu incha allah di nga gis information yu tàng yi ak yu leer naññ yi yëpp foofu lay xewee Kajoor Actu le chemin de l'information kan leen ko fii la ñu ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf.